ci turu Baay bi ak Doom ji ak Xel mu sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak Xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum, maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ci seen tur ak ci seen sant, di leen gërëm ci li ngeen bàyyi seen xel ci émission bii. lu jiitu tey di ñaar fukkeelu fan ak ñeent ci weeru Sweng, ñu ngi xumbal ni am xew mu màgg comme une solennité juddub Saint Baptiste bu sell mi, la nativité de Saint Jean-Baptiste. bu ñu ko xoolee bu baax, lu tollook menn atum jàngu bi bépp, pendant toute une année liturgique, dees na xumbal ñetti juddu rekk. bu Mariama mu sell mi ci juróom ñetteelu fan ca weeru satumbar, la nativité de la Vierge Marie. bu Yeesu doomam ca bésub Noël di ñaar fukkeelu fan ak juróom ca weeru décembre, la nativité du Seigneur. ak bu Saint Baptiste mu sell mi ci bésub tey. Saint Baptiste yonent bu mag la woon, moo xalal borom bi Yeesu yoon wi. nañu ko teeral ak ngëm ci suñu xol. ci ñaareelu wàll bi dinañu wéyal suñu gëstu bi jëm ci ñaan gi ñu Yeesu borom bi jéemantal di suñu baay. tey dinañu teg bët ci ñaareelu ñaan gi, la deuxième demande, maanaam na sa nguur dikk. que ton règne vienne, fais venir ton règne. nañu ci bàyyi xel. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 139. ci psaume bii damay jànnook Yàlla di nangu ne moom xam na ma ba ci suma reenub xol. waaw, moom ma gën a xam suma bopp wet gu nekk. nañu ko jege si ak kóolute. wàllu bu mujj bi di Démb ak Tay. mbokk yi, alxames ji di ñëw di ñaar fukkeelu fan ak juróom ñett ci weer wi ñu nekk, son excellence monseigneur Michael Banach, le nonce, dina xumbal la fête du pape ci kërug nonciature bi. loolu tax bëgg nañu leen a wonaat émission bi jëm ci sasu nonce bi ak lépp li ci ànd. nañu ci bàyyi xel. lewañ si lu Yeesu Krista ba Luk mu sell mi bind. ba jamono ji Elisabeth waree mucc aksee, mu wasin doom ju góor. dëkkandoom yeeg mbokkam yi yëg ne borom bi dafa ko wonoon yërmande ju rëy, ñu ànd ak moom di bég. bi bés ba dellu see, ñu xarafal ci xale ba. bëggoon nañu ko tuddee baayam Sakariya, waaye yaayam daldi leen ne déedéet, Saint Baptiste lay tudd. ñu tontu ko ne amul kenn ci say mbokk ku tudd noonu. ñu daldi liyaar baayam ngir xam nan la bëgg ñu tuddee xale ba. Sakariya baay ji laal
àlluwa bind ci ne Sang Baptiste lay tudd. ñépp daldi waaru. ci saasi yàlla dindi luugi. Sakariya daldi waxaat di màggal yàlla. waa dëkk ba bépp jaaxle. xew-xew yooyu siiw ca tundi yude yépp. ñépp ñuy dégg mbir yooyu denc leen ci seen xol te naan xale bi lu muy dooni ndaxte leeroon na ne dooley borom baa ngi woon ak moom. xale baa nga doon màgg te sagoom di yokku. mu dem dëkk ca màndiŋ ma ba bés ba muy feeñu xeeti Israël. baatum borom bi. sumay mbokk yi ñu ngeeti nii ngir wéyal suñu njàngale yi jëm ci suñu baay. daaw ndajem l'évêque France yi la conférence des évêques de France dogal na ne dinañu soppali genn ñaan ci le Notre Père. maanaam au lieu ñuy wax et ne nous soumets pas à la tentation, ñu di ñaan et ne nous laisse pas entrer en tentation. ngir siiwal ak a dëgëral seen dogal génn nañu benn téere bu ndaw tuddee ko la prière du Notre Père, un regard renouvelé. mën nañu ànd ak ñoom naan wax dëgg yàlla li ñu gën di dugg ci njàngale suñu baay gën di yéemu ci maana ju xóot di ci nëbbu. njàngale mu nekk chaque catéchèse dafay dundalaat suñu gis-gis. Notre regard sur cette prière se renouvelle. ci toflinu njàngale yi àgg nañu ci fukkal mi ak benn. ci njàngale yi weesu gëstu nañu ci mbirum ubbiteg njaan gi muy suñu baay bi ci asamaan. daanaka baat yi lañuy fëggee ci buntu xolub yàlla. gis nañu ne ci juróom-ñaari ñaan yi ciy topp mën nañoo ràññatle ñaari douze, deux vagues. bu jiitu bi ak ñetti ñaan yi jëm ci yàlla sax-sax. ñaareelu douze bi jëm ci suñuy soxla, suñuy baakaar ak toskare. keroog firi nañu ñaan gu jiitu gi na sa tur sell. li yàlla am tur dafay tekki ne moom kenn la. Il est une personne, même plus profondément personne que nous. moom mën naa wax man ñu di ko tudd yow. waaye gis nañu itam ne ñun nit ñi léeg-léeg duñu ko nangu ni yàlla
dañuy teddadil turam looloo tax ñuy ñaan na sa tur sell que ton nom soit sanctifié ñaan gi la traduction œcuménique de la Bible nii la ko sottee fais-toi reconnaître comme Dieu maanaam defal ba ñu lay nangu ak xàmmee ni Yàlla. tey dinañu bàyyi suñu xel ci ñaareelu ñaan gi maanaam na sa nguur dikk que ton règne vienne ngir nànd ko dinañu war a teg bët ci ñaari baat bu jiitu bi moo di règne ci tubaab ci wolof nguur ci lewaañ silam Macë mu sell mi bind na ko ci làkku grek naan basileia ñaareelu baat bi mooy na dikk que vienne nañu tàmbaleek baat bu jiitu bi nguur règne basileia Ci article 2815 du catéchisme de l'Église catholique bind nañu. Dans le Nouveau Testament, le même mot grec, basileia, peut se traduire par royauté, nom abstrait, royaume, nom concret, ou règne, nom d'action. Maanaam ci téere kolere gu bees gi le Nouveau Testament benn baat bi Matthieu bind ci làkku grec di basileia dafay tekki ñetti mbir maanaam ju jiitu ji basileia ni turu lu lamboowul comme nom abstrait dafay tekki la royauté maanaam tëralinu nguuru bi buur di yilifee le régime royal de gouverner ci ñaareelu maanaam ji basileia comme nom concret ni turu lu lamboo dafay tegtal réew mu buur di yilif un royaume ci ñetteelu maana ji dans la troisième signification turu basileia dafay feeñal une action muy jëfu nguuru ni buur bu ñuy ñaan na sa nguur dikk dañuy laal ñetti maana yi baatu basileia di tekki benn tëralinu nguuru le régime royal de gouverner ñaar mboolent mi buur di nguuru la communauté qu'un roi gouverne ñett li muy yilif l'action de régner léegi war nañoo laajte yenn laaj yu jëm ci nguuruk Yàlla gi Yeesu dinañ ci dimbali ndaxte mbirum nguur googu moo nekkoon ci xelam xool leen ni mu ubbee waareem bu jiitu bi naan jamono yi mottaliku nañu nguuruk Yàlla jegesi na tuub leen te gëm ci yégle bu neex bi suñu laaj bu jiitu mooy ndax Yàlla dafay yilif ci credo bi dañuy yéene ne gëm naa ci Yàlla baay boroom kàttan bindkatu asamaan ak suuf moo sàkk lépp ak ñépp di ko wéya sàkk nañu fàttaliku itam le Paul mu sell mi mësa wax waa Athènes
naan. Ci moom Yàlla lañuy dunde di ci jëf te nekk ci. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Yàlla am na kàttan ngir yilif lépp ak ñépp, ndaxte moo leen sàkk, wéy di leen sàkk, di fuuf ruwam ci ñiy dund. suñu ñaareelu laaj mooy naka la Yàlla di yilifee. fii itam Yeesu dinañu dimbali jaarale ko ci léebam yu bare yi mu daan firee nguuruk Yàlla. nañu ci tànn yenn. bu jiitu baa ngi Yeesu nee na mënees nañu méngale nguuruk Yàlla ak pépp mu nit sànni ci suuf. su dee guddi, su dee bëccëg, su dee nelaw, su dee yeewu, jiwu waa nguy sax di màgg te xamuloo naka la di saxee. suuf si ci boppam mooy saxloo dugub ji di ko focciloo ba gub yi yépp fees ak pépp. bu dugub ji ñoree ñu góob ko ndege waxtuy ngóob jot na. jaarale ko ci léeb bi Yeesu dafay wóoral ne Yàlla ci nguuram dafay jëf dëgg, du buur bu tayal, dafay yilif efficacement ci sutura, discrètement. jiwu waa ngi sax di màgg te xamuloo naka la di saxee. Yàlla ci nguuram dafay yilifee kattanam ba ngóob mi ñor, maanaam ba limu ji mët. ci beneen léeb Yeesu dafay leeral naka la Yàlla di yilifee ci nguuram naan. nguuruk Yàlla dafa niroog pepp mutaard, moo gën a tuuti ci jiwu yépp yu mësa ji ci suuf si. waaye boo ko jiwee dina màgg ba sut garab yépp ci tool yi, dina jébbi ay banqaas yu gudd ba picc asamaan si mën a tag ci këram. Yàlla ci nguuram dafay def lu rëy dale ko lu tuutee tuuti. Maryaama mu sell mi nemmeeku na ko ba wax ko ci woyam naan. Yàlla sama musalkat ëlbatiku na ci bëkk néegam bi tekkiwul dara. waaw seetal dale ko tey niti jamono yépp dinañu ma xel di tudde ku texe ki, ndaxte defal na ma lu rëy. ci beneen léebati Yeesu dafay seenu àtte bi Yàlla di àtte li nguuram di jur ci nit ñi, le jugement dernier naan. bu doomu nit ki dikkee ak ndam ànd ak malaaka yi yépp, dina toog ca gàngu ne ndamam. xeet yi yépp dinañu dajaloo ci kanamam, te moom dina leen xaajale ni sàmmkat di xaajalee xar yi ak sikket yi. ci tënk Yàlla dafay jëf ak a yilif ci sutura. dafay meññaloo barke yu rëy dale ko lu tuutee tuuti. du yilif ni kilifa ya dina di yilifee. Yeesu wax na ko Pons Pilaat naan, suma nguur bokkul ak nguuru kadina sile. su suma nguur bokkoon ak nguuru kadina sile, kon sumay surga xeex ndax duñu ma jébal yawur ya. ci dëgg suma nguur du fii. ni Yàlla di jëfee, Pool mu sell mi itam bind na ko ci bataaxal bi mu yónnee waa Filip naan.
c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. maanaam yàlla mooy jëf ngir focciloo ci yéen coobare ak jëf ni mu ko xalaatee ci mbaaxam. lu ñu Pool bëgg a wax ak kàddu gu xóot gi bu nit mayee buntu yàlla ci nguuram dafay yee ak xelal nit di ko won li mu war a def ci àddina si fii ñu toll. Dieu, dans sa manière de gouverner, responsabilise l'homme. Kilifteefam du neenal darajay nit, la dignité humaine. dafa koy may xel ak dooley fit ngir mottali sasam ba mu mët. ci ñaanuk meesu dimanche bu jiitu bi ci jamonoy at mi du temps ordinaire dañu koy wax bu leer naan borom bi ci sa mbaax mayal ku nekk ci ñun muy gis bu leer li mu war a def ak doole ji mu soxla ngir mottali ko. gannaaw faram fàcceeb baat bu jiitu bi maanaam ton règne sa nguur nañu teg bët ci ñaareel bi maanaam que vienne na dikk ci article 2815 du catéchisme de l'Église catholique bind nañu le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné. Il est annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient dès la Sainte Seine et dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. ci wolof nguuruk yàlla gi dafa ñu jiitu jege si nañu ci baat bi yaramu ci Yesu Krista yégle nañu ko ci l'évangile bi bépp ñëw na ci deewu Krista bi ak dekkalikoom nguuruk yàlla gaa ngi ñëw dale ko reer bu mujj ba ak ci l'Eucharistie bi mu ngi ci suñu biir nguur gi dina ñëw ak ndam bu ko Krista bi di jotali baayam. ci mbirum dikku nguuruk yàlla gi baati catéchisme yi dañuy tegtal ñetti jamono 3 périodes. benn ndoorteel nguuruk yàlla gi le début en Dieu. ci yàlla la cosaano dale ko bu yàgga yàgg avant nous. ñaar nguuruk yàlla ci jamonoy nit dans l'entretemps. dikk na ba feeñ bu leer ci Yeesu Krista bi rawatina ci deem ak dekkalikoom lu tolloog jamono ji Yeesu ni ndaw yàlla mooy yilif nguuruk yàlla gi. ñett nguuruk yàlla gi ca mujjug jamono ya à la fin des temps. nguur gi dina mët bu Krista bi dellu see ak ndam di ko delloo baayam. bu ñuy ñaan suñu baay di tudd sa nguur ton règne dañuy fàttaliku ci yoon spontanément ñetti jamonoy nguuruk yàlla gi. ngir la yàlla tàmbalee nguuru dale ko ndorteel jamono ya mënuñu leneen lu dul gërëm ko di nangu kilifteefam.
ñaareelu jamonoy nguur gi moo di jamono ji ñu nekk. nañu ñaan Yàlla mu gën di ñu yëgloo kilifteefam di ñu xelal ak a sawarloo ndax ñu gën di liggéeyandook moom. Dieu nous responsabilise. Paul mu sell mi wax nañu ko. Yàlla mooy jëf ngir focciloo ci yeen coobare ak jëf ni mu ko xalaatee ci mbaaxam. Yàlla dafa ñuy sas ñu liggéeyandook moom ngir gën a feeñal nguuram fi ñu toll ci suñu biir ak ci àddina si sépp. ndaxte ni ko Paul mu sell mi ak catéchisme bi waxe nguuruk Yàlla gi mooy njubte jàmm ak mbégte yi sosoo ci xel mu sell mi. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. gannaaw ñaari jamonoy nguuruk Yàlla yu jiite yile ñetteel ji mooy gën a jàpp suñu xol bu ñuy ñaan na sa nguur dikk. Que ton règne vienne. Fais venir ton règne. ñaan gi benn la ak ñaan gu tar gi ñu tëjee téere yu sell yi la Bible naan borom bi Yeesu ñëwal. Maranatha ci làkku araméen. suñu bëgg-bëgg gu tar gi dafay laal xolub Yàlla. mbokk yi yoon wi di ñëw dinañu teg bët ci ñetteelu ñaan gi, la troisième demande du Notre Père. ci jàmm. doo noppi di ma xool borom bi te xam nga kañ lay toog kañ lay jóg dale ko fu sore gis nga sumay xalaat yi gën a xóot bu may dox am bu may noppalu gis nga ko sumay yoon yépp xam nga leen bala baat jibee sumay tuñ borom bi xam nga ko jeeg yaa may jiitu di ma topp dégg ma teg sa loxo ci man saga su kéemtaane si ma sut taxawaay bi ma mënula jot fan laa mën a dem sore saru fan laa mën a nëbbu sore sa xar kanam ma yéeg asamaan ya yaa nga fa ma wàcc barsàq yaa ngi fi bu ma jëlee laa fi fajar jóge penku tak fu sore géej yi foofa sax sa loxo moo may jiite sa loxol ndeyjoor moo may jàpp
dama waxoon lëndëm gaam gi may mëdd waaye guddi gi soppeeku doon leer wër ma lëndëm gi sax ci yow du lëndëm te guddi gi ni bëccëg leer la yaa sàkk suma ndigg yaa ma sàkk ci sama biiru ndey xàmme naa ci sa kanam kéemtaane gi nit ku doy waar ki ma doon say jëf ñoo ko jolli suma fit wépp xam na ko sumay yax nëbbuwuñu woon ngir yow bi ñu may sàkk ci sutura di ma mool ci biir suuf si pare gu ñu ma woon a sàkk fekk yaa ngi ma doon gis ci sa téere sumay fan yépp bindees nañu leen fa woon dajale leen bala benn di nekk ni say xalaat jafe ci man yàlla ni seen lim bare ci man dama leen di woññ ñoo gën a bare suuf si bu ma yeewoo maa ngeek yow ba tey yàlla soo reyee ku bon ki niti deret ñi sore leen ma say noon yaa ngi tuumal saw tur dañu koy tudd ngir yàq borom bi noo mënee bañ a sib say noon bañ a jéppi ñi lay song dama leen sib ba fa sib mën a yem jàppe leen ni sumay noon dëgg xool ma yàlla sama dinga xam suma xalaat seetlu ma dinga xam suma xol xoolal ndax damay bokkaale te jiite ma ci yoonu dund ba faw. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits.
recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom. Ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur? Ne pas avoir en dégoût tes assaillants. Je les hais d'une haine parfaite. Je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. mbokk yi ci émission bi weesu ca wàllu démb ak tey keroog wonale lañu leen ak Monseigneur Michael Banach le nouveau nonce maanaam ndaw lu bees li Pape François yónni suñu jàngu bi sax Sénégal wone nañu it ni mu jottale l'archevêque Ndakaaru Monseigneur Benjamin Ndiaye bataaxal bi ko secrétaire d'État bu Vatican tegtale ni nonce bu bees bi bataaxal bi ñu tuddee la lettre de recommandation ca cathédralu Ndakaaru la woon ca xew mu màgg mu Pierre ak Paul ñu sell ñi ca ñaar fukkeelu fan ak juróom ñeent ca weeru Suwen. Excellence, j'ai l'honneur de présenter la lettre par laquelle le cardinal secrétaire d'État représente à cette église locale comme le nouveau nonce apostolique. ci waareem
Monseigneur Michael firi na ci lu gàtt du di sasam ni ndaw li pape bi yónni. Eminos, Cardinal Sala, Excellence, Monseigneur Benjamin Diagne, Excellence les évêques du Sénégal, chers prêtres, religieux et religieuses, membres du gouvernement et du corps diplomatique, chers frères et sœurs en Christ. Ma joie est vraiment grande d'être avec vous ce soir pour ensemble célébrer la Sainte Messe dans la cathédrale Notre-Dame des Victoires de l'Ain. Je remercie Monseigneur Benjamin pour la gentille invitation qu'il a faite d'être avec vous et de vivre ensemble la grande solennité des saints Pierre et Paul, les apôtres. Nous avons vraiment beaucoup de raisons pour être reconnaissants à Dieu. Je suis le nonce apostolique, le représentant du pape au Seigneur. C'est justement cela la fonction du nonce, représenter le pape. Le mot nonce dérive d'un mot latin qui signifie annonce ou bien annonciateur. Apostolique signifie provenant des apôtres, ou plus exactement de l'apôtre Saint Pierre. Nonce signifie aussi celui qui est envoyé. Ainsi, le nonce apostolique est celui qui est envoyé par le pape, successeur de Saint Pierre, à ce pays, aux évêques et à vous tous. Tey ci émission bii ak yi di ñëw bëggoon nañu leen a gën a leeralal sasu noos bi. Mbirum noos mii am na solo ndaxte jàngu catholique bi dafa am ay kóllëre diplomatique ak téeméeri réew ak juróom-ñett fukk 180 pays jaarale ko ci ay ndaw yu fa pape bi di yónni. Xool leen kartu àddina si sépp ak réew yi amee melow wert wala nëtëx la jàngub catholique bi di sàq ak sàmm ay kóllëre diplomatique. ngir mu leer foog nañu ne war nañoo tontu ci laaj yu mel ni yii. Kan mooy yónni ab noos ak ban sañ-sañ? Ndaxte sañ-sañu ki di yónni dafay faydaal ndaw li mu yónni. Noos bu ñu yónni sas nañu ko liggéey. Ban liggéey lañu ko sas? Mbokk yi, mënuñoo tontu ci laaj yu yaatu yooyu ci benn émission. Looloo tax ñu ngi leen di ñaan ngeen may ñu firil leen ko jéego jéego. nañu tàmbalee seeti ca téere yoonu jàngu bi maanaam le livre du droit canonique de l'Église lu jëm ci yónni bi pape bi di yónni ay ndaw. Foofu ca article 362 bind nañu lu leer ci mbirum sañ-sañu pape bi mën a yónni ay ndaw. Ci biir yoonu jàngu boobu ndaw yooyu dañu leen di tuddee les légats
baatu lega ci tubaab dafa jóge ci latin legatus bi dafay tegtal un ambassadeur, un député, un délégué. ci yoonu jàngu bi ci article 362 tëral nañu lii. pape bi di leweku Rome am na sañ-sañ bi nga xam ne ci sasam la bokk te sukkandikuwul ci kenn ku dul moom ngir tabb ay ndaw yónni leen fa jàngu ya sax ca réew wala diiwaan yu wuute mbaa ci benn yoon fa nguur ya ak ca ña amee sañ-sañ ci biir mboolem nawle mi. pape bi am na sañ-sañu toxal leen di leen woolu waaye ci fonk tëralini àq yi di doxal àddina si sépp lu jëm ci yónni ak woolu ndaw yi mu may sañ-sañ fa nguur ya. ci tubaab, le pontife romain a le droit inné et indépendant de nommer des légats et de les envoyer auprès des églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l'envoi et le rappel des légats accrédités auprès des États. kon ci biir jàngu bi ki mën a yónni ay ndaw ci àddina si sépp moo di le pontife romain maanaam pape bi di leweku Rome. le pontife tur bi ñu koy tuddee dafay tegtal lu leer ci mbiram ndaxte tur bu tubaab wi pontife dafa jóge ci baat bu latin pontifex. bu ñu tojee pontifex dinañu ci ràññee ñaari baat maanaam pons ci latin muy pont ci tubaab ak fascio ci latin muy fer. noonu li tur woowu di tekki dafay feeñal pape bi ni le faiseur de pont. kon mën nañu ko seete ni kiy defar ay pont diggante nit ñi. ab pontife dafay boole nit ñi ci jàmm di leen dimbali ci defaraat ak a gën a dëgëral kóllëre yi dox seen diggante. ci article 362 ci téereb yoonu jàngu bi dans le droit canonique dañuy wax le pontife romain maanaam pape bi di leweku Rome te dëkk Rome. ngir firi sasu ndaw yi pape bi di yónni dañuy faral a tudd it baatu siège apostolique. siège mën nañu ko sotti ci toogu apostolique ñu sotti ko ci apôtre Pierre ndaxte apôtre Pierre moo jëkkoon a toog ci toogu boobu du ko may soloom. léeg-léeg ci sunu waxinu tey jilee dañuy ne le palais a décrété. kenn xalaatul ne taaxum këru persida bi wax na. déedéet dees nañu dégg ci saasi ne ki dëkk palais moo dogal. ci gis-gis bu ni mel lañu mën a nànd toogu apôtre Pierre le siège apostolique. suñu waxee ne ndawu pape bi war na yëgal siège apostolique liy xew ci jàngub Sénégal dinañu nànd ne war na koo yëgal ki toog ci toogu boobu ak ñiy liggéeyandoog moom le pape
et ses collaborateurs. ngir mbirum ndaw yi pape bi di yónni gënatee leer foog nañu ne war nañu wax dara lu jëm ci Rome ndaxte pape bi du jiite dëkkub Rome di capitalu Italie dafa dëkk daanaka ci benn gox ci biir Rome bu pape bi yónnee ab ndaw dafa koy def dale ko ca siège apostolique maanaam toogu apôtre Pierre fan la toogu boobu féete dans la cité du Vatican ca dëkku Vatican ca Rome kon nañu fa dem ba xam ci tuuti xëy na yenn yëf yi ñu fay gis dinañu ko gis itam fi ndawam dëkk Ndakaaru tur wu gàtt wu ñu tuddee fi pape bi dëkk moo di Vatican, le Vatican. tur wi dëgg moo di réewum dëkku Vatican ci tubaab l'état de la cité du Vatican. foofu la siège apostolique toogu apôtre Pierre féete te dëkku Rome wër ko. réew mu tuuti la réyaayam tollu naak 40 hectares ak ñeent daanaka juróom-ñetti fukki terrain de football ak juróom-ñett l'espace de 88 terrains de football defe nañu ne commune Fann Point E moo gën a rëy dëkku Vatican. ci atum 2014 limu nit ña fa dëkk tollu na ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn 921 habitants ni mu tuutee. turu Vatican dafa jóge ca jamono yu yàgg dëkkub Rome ca cosaan la dafa yemoon ca juróom-ñaari tund ca wetu dexu Tiber ba woon ca juróom-ñetteelu xarnu balaa Yeesu Krista juddu 8 siècles avant Jésus-Christ ca weneen wala dexu Tiber wa janoog juróom-ñaari tundi dëkkub Rome amoon na weneen tund wañu tuddee Vatican. dale ko ca ñeenteelu xarnu gannaaw juddub Yeesu daanaka ca tundu Vatican woowa la toogu apôtre Pierre féete dale ko foofa la pape bi tàmbale nguuru jàngu bi bépp ndaxte fa ñu tabax jàngu bu mag bi di basiliku Pierre mu sell mi la buur bu mag ba Néron reylu woon apôtre Pierre foofa lañu ko suul itam loolu tax ñu tuddee ko siège apostolique ndaxte ka fa jëkkoon na toog di ko may solom moo doonoon apôtre Pierre léeg-léeg lu tolloo kay xarnu ay xëccoo yu dul jeex ñoo doon dox diggante toogu apôtre Pierre ak nguur Yakubu waaye ca atum 1929 nguurug Italie ak toogu apôtre Pierre toog nañu diisoo ak déggoo sartonte boobu amal nañu ko ca palais du Lateran ca fukkeelu fan ak benn ca weeru février 1929 Benito Mussolini moo wuutu woon réewum Italie Monseigneur Gaspari nag moo toogaloon pape bi Pie XI ca bés boobu lañu sàkk réewum dëkku Vatican bàyyees nañu jàngu bi ak tundu Vatican ni réew mu moom foofu it la njiitu jàngub catholique bi mën a dal ni réew mu nekk réewum dëkkub Vatican am na raayaam son drapeau ak xàmmeewukaayam
son armoire yi nañu ci teg bët. raayaab toogu apôtre Pierre nii la mel. carré la. carré boobu xaajale nañu ko ñaari wàll. wenn ci melo bu weex weneen wi ci melo bu mbokk. ci wàll wu weex wi teg nañu xàmmeewukaay bi l'armoire du siège apostolique maanaam ñaari caabi Pierre mu sell mi. ci lañuy fàttaliku caabi ya borom bi Yeesu diggoon Pierre naan Pierre dinaa la jox caabi nguuruk Yàlla aji kawe ji. li nga yeew ci àddina dees nañu ko yeew ca asamaan. li nga yiwi ci àddina dees nañu ko yiwi ca asamaan. caabi ju wurus ji dafay tegtal sañ-sañ bi jëm ci mbirum gëm, le pouvoir spirituel. ju xaalis bi nag sañ-sañ bi jëm ci mbirum àddina, le pouvoir temporel. ci xamewukaay bi ràññee nañu itam méteel mi ñu naan tiara, maanaam une couronne qui est composée de 3 couronnes superposées. méteel mu nekk dafay tegtal benn xeetu sañ-sañu paa bi, maanaam sañ-sañu jiite kuréelu l'évêque ya dina si sépp, le pouvoir d'ordre sacré, sañ-sañu nguuru, le pouvoir de juridiction, ak sañ-sañu jàngale, le pouvoir de magistère. paap yi daanañu ko sol ba ca paap Paul juróom benneel mu texandi. raayab toogu apôtre Pierre dañu koy gis fu nekk fi ndawu paap bi dëkk, maanaam ci nonciature yi. suñu réewum Sénégal ni réew mu nekk am na bàkkoom, sa devise, un peuple, un but, une foi, maanaam bokk askan, bokk jëmu, bokk yaakaar. siège apostolique bi nag amu ko. daanaka l'évangile Yeesu Krista bi bépp moo di bàkkoom. waaye toogu apôtre Pierre di réewum dëkku Vatican am na woyu bàkkoom, son hymne national. ngir jeexal suñu njàngalem tey nañu ko déglu léegi di ci jëlee xelu ngëm mi ciy feeñ. mbokk yi ñuy seetaan, wóor na ma ne daanaka bés bu nekk ku nekk ci ñun dafa ñaan lu mu bon bon benn yoon ñaan gi ñu borom bi Yeesu jéemantal di suñu baay. bés bu nekk dañuy wax suñu bëgg-bëgg gu tar gi jëm ci nguuruk Yàlla gi. dafa mel ni Yeesu suñu borom walla nañu. c'est comme s'il nous a contaminés. ndaxte iteem ji gën a tar moo doon nguuruk Yàlla.
ni mu bëgge woon yàlla di jëf ak yilif di indi jàmm njubte ak mbégte ci xolu ñépp. na suñu ñaan weya doon borom bi Yeesu ñëwal Maranatha. mbokk yi maa ngi leen di yéene yaakaar ju dëgër ci jàmm.